mbokki internet yi safoo Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di am kontaan te jàkkaarloo ak yéen fii ci seen plateau spécial Covid 19 comme ni ñu koy defee saa su nekk dañuy daal di ñëw ci li nga xamante ni moom mooy évolution coronavirus bi fii ci Sénégal du ma ci wet Moustapha Mbaye laa ci àndal ñu daal di ànd def li nga xamante ni moom mooy débriefing bi ci résultats yi nga xam ne si ni moom moo tukkee foofu ci ministère de la santé et de l' action sociale Moustapha nuyu naa la bu baax. maa ngi lay fay Mahfous di am mbégte saa su nekk rek di teew fii ñuy waxtaanee coronavirus bi. nag koor gi ba yaa ngi am jàmm bu baax. waaw koor gi moom ñu ngi sant yàlla rek xam naa moom léegi mu jeex. léegi mu jeex. waaw di ñaan yàlla rek mu jeex ci jàmm ak salaam ñu yeggale ko ci jàmm ak salaam. amiin amiin ay ci dañuy daal di ñëw ci ak naqar ak tiis bi nga xam ne si ni Sénégal am na ko muy ñaari cas de décès yoo xam ne si ni enregistré nañ ko ni ki démb donc moom moo yóbbu ci liste bi fu toll ci li nga xam ne si moom mooy 30 cas de décès la ñu enregistré jamono ji may wax ak yéen donc benn kenn ki nag mag la ñoom ñaar ñëpp sax mag lañ kenn ki mi ngi am 73 ans moom mi ngi décédé foofu mi ngi dëkkoon foofu ci Grand Yoff moom nag démb ci guddi la daal di décédé démb bi 20h jotee la décédé foofu ci centre hospitalier bi ñuy wax Nabi Choucair donc ki ci des moom 86 ans la am moom tamit Dakar la dëkk moom le 16 mai la génnoon àdduna bi te si ñëwee la ñu wax ni dafa amoon jàngoro ji di coronavirus Moustapha loolu moo fi am ci naqar ak tiis donc ñu koy jaale seen ay njaboot di ko jaale Sénégal gi yëpp li ñu commencé di compter morts yi nag bëri na de chaque jour pratiquement ñu am 2 décès. moo am ci week-end bi moo am démb ak bërki démb yëpp. dañuy xëy saa su nekk rek ñu am ñaar ñoo xam ne dañuy wan ginnaaw te boo ko xoolee ñaar ñëpp ay mag la ñuy doon kon jàngoro ji li mu ñu wanoon ba léegi ci tànk yooyu la nekk. loolu daf ñuy war a gën a ñaax ñu xam ne kon tey jii mag ñi daam ñoom ñoo gën a exposé wu. waaye mag ñi jàngoro ji dañ leen koy wàll. du loo xamante ni day jóge ci asamaan si ñëw ci ñoom. donc amaana ki leen koy wàll sax mën na doon benn porteur asymptomatique yow nga jëlee fële jàngoro ñëw dugal ko seen kër mu lor fa koo xamante ne moom mooy ñàkk bakkanam te yow xamoon ne sax yaa ko dugal ci kër ga loolu dafay tax rek ñu war a gën a fàggandikuwaat gën a moytu. gën a aar suñu mag ñi. ñoom ñooy dem ku nekk boo sañoon sa mag du la wan ginnaaw. acca ñuy ñaan yàlla mu yemale ko foofu ndax ni nga ko waxee rek soxla nañu suñu mag yi ci suñu biir kër yi ñu daal di jàll ci li nga xamante moom mooy li ñu am résultat yu jógee foofu ci ministère de la santé et de l' action sociale jëm ci wàllu coronavirus tey ji ci talaata ji yemoo ak 19 mai 2020 donc tey 930 tests la ñu réalisé foofu ci institut Pasteur 73 ñoo ñëw nekk ay cas positif mu nekk un taux de positivité bu toll ci 7,84% donc cas yooyu ñu am nag ñu ngi ko séddalee nii 68 cas contact suivi la ñu am li nga xamante si moom mooy 5 yoo xam ne si nii ci transmission communautaire la jóge mooy ñi nga xam ne si nii dañu am jàngoro ji te xamuñu fan lañ ko jëlee loolu nag ñu ngi ko gisee ci diggante fi nga xamante ni moom mooy Grand Médine Dakar Faidherbe bu foofu fu nekk benn lañ fi am fële aussi ca Touba moom am nañ fa li nga xamante ni moom mooy 2 Yoff aussi duñ ko fàtte moom it am na li nga xamante ni moom mooy benn. alors ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy cas grave yi nga xamante ni ñu ngi ci hôpitaux yi ci service de réanimation yi nga xamante ni moom la ñu teg ci réew mi ngir ñu mën di ñoŋal état de santé ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko soxla am li nga xamante ni moom mooy feebaru coronavirus donc jamono ji may wax ak yéen 2617 la ñu am la ñu déclaré yu positif fii ci Sénégal depuis mbas mi dugg fi donc ñu am 1133 guéris 30 décès ñu ñaan yàlla mu yemale ko foofu ak kenn koo xam ne si nii yóbbu nañ ko ci réewam 1453 la ñu am yoo xam ne si nii ñi ngi ci hôpitaux yi ngeen di amal li nga xamante ni moom ay traitement Moustapha ban jàngat nga am ci résultats yi nga xam ne si nii tey tukkee na foofu ci ministère de la santé et de l' action sociale jëm ci wàllu coronavirus mu toll ci benn taux de positivité 7,84%. noo ko gisee tey. waaw taux bi fi nga daanelee foofu laay yëkkatee mooy taux de positivité bi ñu am démb ñi ngi amoon 5% tey ñi ngi am 7 boo suivre logique bi depuis bi ñu gëjee ci 177 yi ba léegi am na benn wàcc boo xam ne ñu ngi ko ci nemmeeku. xam nga dañ doon wax semaine passée dañ nekkoon ci fourchette 10 11. 9 10 11 donc bu ñu nekkee jamono ji ci 7 5. 6 côté boobu dañuy jàpp ne. peut-être jàngoro ji am na nu mu toll woon ci dëkk bi.
bon mën nañ jàpp ne am na wàññeeku bu ndaw bu ci am. bon mën nañ ko tuddee wàññeeku. parce que chiffres yi ñoo nekk noonu ñoom ñooy wax parce que am na benn jamono mu gënoon fee metti ñu doon enregistré nañ fi ba. 177 ñu ngi ci pic bi. waaw am na sax ñu ne mi ngi ci pic am na ñeneen ñu bañ. te seen wi wàcc nii dañuy xam ne foofu pic bi la woon. am na ñoo xam ne sax débat boobu dañoo bañ na du pic parce que nee nañ mi ngi suñu kanam. nee nañ am na lu des bon. maintenant comme am na ñu bëri affaire yi moom nee nañ pic ñaari wàll moo ci am ñenn ñi dañ koy calculer ne époque bi bu ñu fa ñëwee dañuy dund pic bi. ñenn ñi jàpp ne tant que dundoo ko ba génn doo xam ne yaa ngi woon ci pic bi. da ngay xam ne kon kat période bi moo nekkoon pic bi après chiffre yi woon la ko. lépp lu ci mënti am rek lenn daal mooy li ñu gis mooy constat yi. jamono ji am na tuuti wàññeeku buñ ci nemmeeku ñeel cas communautaire yi ñeel cas yi nga xamante ne ñooy am jàngoro ji. maintenant liñ ci regretter rek ak li ci doy waar jamono ji mooy nombre de décès yi. ni ñu koy gisee présentement nga xamante ne décès yi dañoo bëri nag dañoo bëri parce que buñ demee ba chaque jour ñu compter benn. compter ñaar te doonoon nañ fi toog ay fan yoo xam ne duñ am décès. dafay susciter loo xamante ne dafay gën a tiital nit ñi et puis nit ñi war a xam ne nag jàngoro jaa ngi fi parce que nit ñaa ngi ñàkk seen bakkan ci jàngoro ji. aca ñu ñëw ci li nga xamante si moom mooy nombre de guéris yi aussi gis nañ ni am na ak yokkute fan yi tey mu toll ci 57 yoo xam ne si nii ñibbi nañ dellu ci seen njaboot bi may wax résultat yi sax dama ko xawoon a omettre donc voilà 57 la ñu am tey yoo xam ne si nii wér nañu ba ñibbi nañ seen njaboot loolu aussi mu nekk lim bu am solo. lim bu am solo démb lañ am chiffre boo xamante ne sax musuñu ko fi woon am 1103 démb am nañ ko. tey bu ñu amee 57 encore une fois rek dañuy jaajëfal ko personnel médical bi nga xamante ne loolu seen liggéey la loolu seen mérite la ak nit ñi nga xam ne tamit dañuy teel a dem bu ñu amee lu ñu yëg rek teel a dem parce que ñi ngi xam ne loo teel a dem ne gën leen yombal liggéey bi. te ñu bàyyi ñi nga xamante ne nag dañu asymptomatique yi jàpp ne dañ leen faa yóbbu rek teg leen fa wala affaire yooyu jàngoro ji mën na nekk si yow. te du mu am benn manifestation bu mu wane. donc ñu ne la yow da nga am jàngoro ji cela ne veut pas dire que kurkur sa bopp dafa metti cela ne veut pas dire que kurkur da nga war a am gorge bi metti cela ne veut pas dire que kurkur sa yaram dafa war a metti wala sa yaram dafa war a tàng am na ñoo xam ne virus bi mi ngi seen yaram te dara metti leen dara woppu leen. donc kooku kon bu mu génn di yàq wala di wax leneen loo xamante ne amul naan jàngoro ji dara dalu ma ñu jël ma teg ma ci benn bërëb ak déedéet dañuy bañ nga wàllaate ko parce que mi ngi ci yow rek mën nga koo wàllaate kon loolu ba tax na nit ñi war nañ ci mën a bàyyi xel te def benn communication baax parce que jot na tamit ñu wax ci jamono ji am na ñoo xam ne ñu ngi communiquer te nit ñi communiquer baaxul dafa yàq liggéey bi nga xamante ne autorités yi ñu ngi koy def donc ñu jàll ci fi nga xamante ni moom mooy Institut Pasteur ñoom nag daal dinañu génn ab communiqué di weddi rek tuuma yi nga xamante ni teg nañ ko seen kaw ginnaaw résultat yi nga xamante ni jóge woon na foofu ak ay personnel sanitaire yi nga xamante ni testé woon na leen ñu positif ñu testé waat leen ñu daal di négatif ba mu jur ak njàqare ñu bëri daal ci addu ba tax na ñoom daal di day génn ab communiqué weddi ko ba mu set. weddi la ñu def parce que démb fii doon waxtaanee nañ ko fi parce que boo defee comparaison bi ak li xew fële ca Madagascar xel dafa commencé woon di ñaaw ba léegi sax am na ñoo xamante ne weddi nañ waaye yeyu leen parce que xel dafa commencé woon di ñaaw parce que Madagascar bi ñu defee 67 tests yi président bi danañ def contre expertise ñu defaat yeneen test feneen ñu gis ne juróom ñoo ci am doomu jàngoro ci fii Sénégal ñu ñëw ñu ne dafa am lu toll ci 10 wala 11 médecins yoo xam ne ñu ngi fële hôpital Fann dañ leen testé woon ñu positif après ñu testé waat la ñu négatif donc nit ñi commencé nag naan ndax test yi ñu fi defal baax na wala baaxul léegi ci kaw loolu nag ci la Institut Pasteur démb daal di def benn communiqué moom mi ngi xam ne nag ci communiqué bi ne amul yenn test yoo xam ne ñu ngi koy jébal ministère de la santé te baaxul wala mu contradictoire par rapport ak li nga xamante ne moom la ñuy génnee wala mu am double test yooyu yëpp ñu ngi koy xam ne daal lépp lu ñuy def ci yoon lañ ko jaar depuis bu ñu dooree liggéey bi ba tey ci kaw loolu ñu ne nit ñi ne xam nga am na ñoom dañ ne test bi waaw médecins yi ñoo bañ ne dañ leen defaatal test ñoom seen communiqué dañu wax ne bi ñu defee test yi bañ indi fiche information yi leen jox ci fiche yi bi mu ñëwee si lañ seen xel dalul wóoluwuñu information yi ñëw nañ ko defaat waaw après si lañ leen saisir point focal bi yor service traitement hôpital Fann ñu ne ko am na 16 personnes yoo xamante ne médecins ñoo xam ne dañ leen testé woon dinañ defaat test yi léegi bi ñu ko defaatee après si la test yi ñëw négatif kon ñu ne ñoom jëloon nañ devant yi laataa nit ñi doon wax naan test yi baaxul ak test yi ñu doon fuddi wala kële moo bañ wala kële moo bañ a def donc loolu lañ expliqué ñu ne it ñi ngi xamal nit ñi daal amul benn test bu bon boo xamante ne ñu ngi koy jébbal nit ñi waaye lépp lu ci mënti am rek Mahfouz foofu li ma fay wax rek mooy c'est des choses à éviter parce que jamono juñ toll nii du jamono du jamonoy jiixi jaaxa jamonoy defaat
parce que xam nga ñun suñu askan wi du ñoo xam ne dañuy gaaw a nangu juum mën nañ la nangul juum mais duñ ko gaaw a nangu rawatina ñenn ñi gis nga kii di docteur bi kii di alkaati bi kii di journaliste bi dinañ juum dinañ fàtte mais du ñu ko gaaw a nangul boo juumoon tey ji nga bind si nit duñ jàpp ne da nga juum dañ naan yaa ko tey médecin bu juumee dañ naan médecin moo ko tey xam nga ñooñu kon dafay laaj seen liggéey ñu am ci farlu bu ñuy def parce que juum bi nga def day am ay répercussions si yu bëri loolu moo tax ñiy gën a wax rek ñu gën a farlu ci liggéey bi ñëpp nag duñ am dégg-dégg bi ku nekk di nga analyser ku nekk di nga comprendre après ñu xool. kon Moustapha ni nga ko waxee noonu la donc jamono bi moom il faut ñee communiquer bu baax a baax ngir mën a dindi jeexi jaaxa gi nga xam ne si nii am na ci boppu askan bi dañuy jàll ci leneen muy li nga xam ne si ni moom mooy transport bi ñu bëri dañu koy laaj démb def nañ ci émission gis nañu commentaires yi ñu leen di jaajëfal bu baax ci intéressé gi nga xam ne si ni intéressé ngeen ko suñu plateau yi ñu bëri dañu am problème Moustapha ci autorisation yi parce que ñoom nee nañ dañu bëgg a tukki dañu bëgg a dem fi nga xam ne si moom mooy dem Korité ji waaye enseignants yi aussi am nañ problème élèves yi aussi am nañ problème parce que bu ñu waxee enseignants yi dañ leen fexe organiser pour ñu dem seen ubbi seen école yi donc bu ñu demee tamit te fekk ñu fa élèves yi yaakaar naa jàngut am te élèves yi aussi ñoom ñi ngi seen kër yi donc il faut ñu organiser fexe ba ñu dem ci seen diwaan yi nga xam ne foofu la ñuy jàng nga ñu mën a amal li nga xam ne si moom mooy ubbi école yi mu jaar yoon mais dafa mel ne incompréhension dafa am ci autorisation yi ak wàllu transport dem beeg dikk bi loolu aussi war nañ ci def jàngat bu baax wala ñi nga xam ne si ñoo ŋànk li nga xam mooy transport bi aussi génn wax loo xam ne si nii luy leer ci bopp askan bi lay nekk. mooy li ma la doon wax démb rek côté boobu dafa laaj ñu communiquer ci bu baax. parce que ki nga xam ne tamit dafa bëgg dem julli ci jamono ji am na ñoo xamante ne buñ sañoon suba la ñuy génn dem. parce que dañuy bëgg teel a dem teel a yegg. am na ñoo xamante ne buñ nee veille bi la ñuy bëgg a dem donc ñooñu ñëpp pour nga mën leen a yeewee comme dañ ne képp ku bëgg julli ji mën nañ la bàyyi nga dem ak ñi nga xam ne dañuy bàyyi ji pour man je pense que ministère du transport war nañ mën a def ay jéego côté boobu lëkkaloo ci ak ministère de l'intérieur ñu def ay communiqué wala ñu def ay façon boo xam ne ñoom ñoo xam nu ñu koy defalee su ko defee ñi nga xamante ne ñoom la ñeel ñu bëgg a génn dëkk bi dem julli ji mën a xam naka la ñuy def ba dem parce que démb dañ ma ci interpellé mu am koo xamante ne dafa am benn gone soo xam ne mi ngi fii mais dafa war a dem jàngi ji dafa war a jàngi si biir dëkk bi donc léegi mu ne ma xaw ma fan laa dem ba am këyit bu ko génne wala nan laa def ba mu dem donc xam nga ko compté ji su amee këyit tamit amul oto tamit problème dafay am problème lay nekk waaw peut être xam naa dinañ xool après nu ñuy organiser pour accompagner mesure boo xam ne jël nañ ko mais lépp lu ci mënta am rek nit ñaa ngi seen kër yi ñenn ñi bëgg nañ dem ragal nañoo génn xamuñu fu ñuy jëlee oto donc war nañ leen see mën a dimbali autorisation yi fan lañ koy jëlee ñan ñoo mën a dem ndax oto yi da ngay ndax oto particulier la ndax transport en commun yi dañuy dem yooyu yëpp pour man war nañ ko gën a mën a leeral askan pour ñu war a gën a mën a xam surtout ñooñ nga xamante ne c'est quelque chose boo xam ne dafa tenir à cœur ñi nga xam ne dañuy bëgg dem jege seen famille parce que bul fàtte ne am na ñoo xam ne ñaari weer a ngi nii mënuñoo dem mënuñoo dikk ñi ngi tàggatémbe fii seen mbokk nekk fi seen kenn nekk fi wala ñu nekk ci biir dëkk bi dañoo ñëwoon pour ñetti fan indiwoo lu bëri donc kon kooku tey jii bu fekkee ne dafa bëgg ñibbi di am ay jiixi jaaxa ay xiini mii ni ci dina dem ak wala du dem mesure lu baax la mais tamit comme niñ koy waxee rek man yaakaar naa ne man à mon humble avis dañ ko war a yëkkati sax di respecter mesures barrières yi voilà loolu laa doon bëgg est-ce que jotul ñu tijji yoon yi nit ñi di dem ak ñëw ñu ubbi ko à l'intérieur ñëpp di dem ak ñëw ñu jël suñu ay matuwaay mais man loolu laa gëm parce que bu fekkee da nga bëgg a jox ñëpp autorisation tamit finalement da ngay mel ne da nga ko tijji rek pëccëxoo sax moo nar a am boo moytu pëccëxoo moo nar a am parce que dina am keneen koo xamante ne demul julli ji mais dina si profité dem waaw donc demi mesure boobu pour man nañ gën a sensibiliser nañ yaatal éventail bi nga xam ne moom la ñuy communiquer sensibilisation bi ñu gën koo yaatal ñaax askan wi wax leen ne mbir mi seen mbir la kenn ku nekk nga jël ki nga jàkkaar lool comme cas boo xamante ne mën ngaa njort ne am na coronavirus bi tout temps nga bañ koo beddi soo ko defee di takk sa masque foo toll def li nga war a def di sàmmonte ak règle yi nga xamante ne mooy set gi di moytu ñuy dugg ci oto yi parce que dugg oto dem fii ba fële li ñuy bañ mooy nga jëlee ko Dakar yóbbu ko Thiès mbaa nga jëlee ko Tawa yóbbu ko Louga affaire yooyu lañ ci bañ mais boo ko fa yóbbuwul te waa dëkk bi ñu ngi koy wàllante tamit cas bi mi ngi yem ci dëkk ba tey d'accord yenn dëkk yi ba léegi yàlla muccal na leen mën na am bu ñu ko tijjee ñu jot ci jàngoro ji mais loolu lépp ay mesure la ay waxtaan la dëkk yi nga xam ne amuñu ko ñu gën ko ñàkk
ba suñ ko defee rek yaakaar naa ne moo gën parce que liñ tëj ñi nag am ñu tëj ñi ñi ngi yàq ñi ngi gaañ ñu bëri ñi ngi gaañ ñu bëri te transporteur tamit ñi ngi ciy jooy sonn nañu ñi ngi ciy jooy bu baax a baax war nañ leen mën a taxaw am na ñoo xam ne ci transport interurbain lañ dépendre pour dund oto la yaakaar di daw nga tëj ko ñaari weer donc dafay compliqué donc nañu autorité yi nañu bàyyi xel bu baax a baax ci côté boobu suñu mënee ubbi yoon yi ndànk-ndànk nit ñi mën a dem ñu jël suñu ay mesures donc Moustapha xam naa ne loolu lu ñu ci wax du doy waaye dañuy def rek comme émission yi moom au jour le jour lay am donc dinañ ci faral di ñëw di waxtaan gars yi gën a comprendre bu baax a baax mesures yi nga xamante ni autorités yi ñu ngi koy jël jëme ko ci wàllu woowu muy wàllu transport acca lan ngay tëjee li ñuy cërloon ci wax su jaan xate wax te am na leneen lu ñuy xaar ci rédaction ba dëgg la waaw li ñuy tëjee rek mooy encore une fois di ñaax askan bi ñi nga xam ne dañoo jàpp ne jàngoro ji nekk fii ñu dellu seen xel xam ne jàngoro jaa ngi fi nañuy moytu di fàggandiku di digle di sàmmonte ak digle yi nga xam ne ñoom la waa kër docteur di digle jamono ji Sénégal nag dañoo baaxoo wax ju bëri nañu moytu wax ji parce que nit a ngi wax loo xam ne xamu ci dara di yàq xel te internet toll na foo xam ne da ngay wax benn wax mu wër àddina bi yëpp nañ koy moytu di indi jeexi jaax am na ñoom fi ñu toll ni bàyyi nañ pour ñoom fi ñu toll ni corona génn Sénégal wala nekkal ñooñu bu leen dalee mën na leen indil problème wala mu indi ko problème seen waa kër nañuy moytu loolu daal laa ni dellu di ñaax ñuy moytu lu ci am solo lay doon acce ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité ak xalaat yu rafet yi nga xam ne si ni génne ko fi waaye tamit di jaajëfal sama cameraman bi ngi Jackson la diaspora du ma leen fàtte ñoom samay typo lañ parce que vraiment dañuy am ay retour ay feedback yi yoo xam ne si nii dafay wane ne rek li ñuy def intéressé na leen bu baax a baax waaye ñi si biir réew mi aussi du ma leen fàtte ñoom tamit am nañ si ñoo xam ne si ñi ngi ñuy topp bu baax a baax suñu ay émission rawatina programme yi nga xam ne si nii Sunugal 24 ñu ngi koy joxe ñi ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen résultat